salaamaaleykum suñu mbokk internet yi di suivre Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu di leen dalal tey nag ñu am benn gan di professeur Mamadou Sy Albert doyen Sénégal 7 mu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou Karim. alors professeur tey dañuy waxtaanee faat bakkan yi ñu nemmee ko ci réew mi récemment Touba am na benn xale bu jigéen bu fa faat ginnaaw bu ñu fa faatee ñaari xale yu ndaw yi te bu ñu nemmee ko ñi leen di faat seen ay mbokk la ñuy nekk yow ban jàngat nga ci am. waaw loolu moom dafa naqari ci sénégalais parce que boo xoolee xale gune ñu fekk ko muy nelaw ñu rey leen noonu froidement loolu dafa diis ci waajur yi dafa diis ci Sénégal dafa diis aussi ci askan bi kenn mënul xalaat ne que xale di nga ko mën a def lu metti sax même physiquement violence physique waxatuma nag ñëw rendi nit ki xale nga bàyyi ko nga dem sa yoon te dara du la ci fekk loolu métit mënul weesu lool am na aussi tiitaange parce que gune su fekkente ne nit ki loo lu mënti def walla loo mënti am ci problème sa diggante ak yaayam walla baayam walla mbokkam dem ba àgg foofu rendi xale loolu kooku wérul ku kuy mën a def acte yu mel noonu du ko wér àndul ak sagom jéggi na lu mu def jéggi na dayoo parce que man na xëy na am na doom xëy na am na rakk am na jarbaat nga xool doomu jàmbur nga rey ko noonu xooloo yàlla xooloo société bi xooloo état bi loolu ku wér ku ànd ak sagam mënu ko def defe naa daal dañu war a aussi seetaat sañu bopp parce que loolu bu mënee am ci Sénégal benn yoon ñaari yoon muy am surtout ci Touba muy am ci Ndakaaru muy am fépp ci Sénégal loolu lu muy firnde mooy que suñu société bi mu ngi ci benn mutation bu xaw a doy waar violence bi àgg na fi nga xam ne ñu ngi doon xalaat ne violence bi ci bandi yi rek ñoo ko doon def ñoo doon agressé mais violence bu ñëwee ba suñu biiru kër ak suñu biiru néeg loolu defe naa dañu war a quand même seetaat suñu société bi doxalin bi am na defe naa daal am na lu ñuy wax liens sociaux yi mu ngi dagg diggante nit ñi diggante famille bi diggante environnement bi et aussi situation sociale parce que boo xoolee ñi nga xam ne ñu ngi alku nit walla xale ñu ci bari ay góor lañu gisuñu jigéen jël paaka ñëw rendi walla ñu jël gis nit dem agressé ko physiquement. ci biir loolu sax nemmiku na ni daanaka série de meurtres yi am yëpp violence viol lay nekk walla agression. voilà loolu ñaar yooyu nag lañu war a seet parce que violence viol am na lu mu tekki mooy ki na lu ñuy waxee daal ci ni ma ko mën a waxee mooy sexualité ci suñu société bi dafa am problème bu rëy parce que boo xoolee nit ki jël xale bu am 5 ans bu am 10 ans tëdd ak moom violé ko froidement kooku aussi mën nañu wax ne àndul ak sagam mais am na aussi li nga xam ne xëy na éducation sexuelle moo amul suñu société bi que des na lu bari en matière éducation sexuelle. non du sujet tabou suñu société sénégalaise wala société africaine dañu doon éduquer nit ñi dañ muy xale bu góor muy xale bu jigéen dañu am système d'éducation traditionnelle tradition boobu moo dañ que amatuñu système d'éducation traditionnelle tey jii doo gis yaay wala baay toog ak doomam di ko préparer muy góor ki muy ku jigéen ki xale yi ñu ngi ci télé bi ñu ngi ci internet bi ñu ngi ci yeneen dimension donc éducation traditionnelle bi moo baissé mais aussi responsabilité bi
c'est que dafa mel ni parents yi dañu bees seen amatuñu benn responsabilité ci seen doom ba xale bu góor bu am 20 ans wala bu am 35 ans 40 ans mu soo ko éduquer ci matière éducation sexuelle mais kooku su amee occasion rek daf fay profiter amul benn éducation moom li mu gis rek mooy jigéen la alors que suñu biir ñun xam nañu woon ci suñu société sénégalaise mais boo xoolee ku am éducation traditionnelle am na li nga xam ne mënu ko sax wax jigéen ki dañ la koy tere am na ñemoo sax nuyu mag bu jigéen jabar jàmbur dafa am importance ci société traditionnelle sa doom wala sa doomu rakk wala sa doomu nijaay mais loolu yëpp éducation boobu moo amatul éducation traditionnelle bi bu fekkente ne moom amatul doole te léegi xale yi seen éducation yëpp mu ngi ci média yi te média yi lu ci gën a bari xale yi ci pornographie bi la ñu def donc muy xale bu góor muy xale bu jigéen boo xoolee sax nu ñuy solo nga xam ne respecté tuñu seen tradition seen comportement traditionnel c'est ce qui fait que modernité bi moo jël pratiquement tradition bi fi mu taxawoon te tey jii ku xale bu nekk day ci pratiquement ci médias yi lay def éducation xale yu góor yi aussi amuñu benn responsabilité c'est que nit ki nga xam ne dematul école amatul liggéey bon ci oisiveté la nekk ba 30 ans 35 ans mësul xam jigéen mësuñu ko wax mësuñu ko préparer sax pour mu xam lan mooy importance rapport sexuel sa rapport sexuel sax la ñu xamatul importance rapport sexuel que nit ñi c'est pratiquement ay animaux lañu animosité moo dellu suñu biir et animosité bon dafa doy waar parce que comme li ma la ko waxee amoo formation amoo éducation amoo liggéey sa avenir bon gisoo lu leer mais tendance bi mooy ngay profiter ku jigéen kii soo mënee profiter nga profiter soo mënee sàcc nga sàcc soo mënee même quelle que soit situation bi nga nekk yow profit rek ngay seet dootoo xool ëllëg dootoo xool conséquence bi yow dafa mel ni que mu ngi mel ni société bi daal personne n'est responsable donc irresponsabilité bi mooy tax bon nit ki lu kenn mënul xalaat loolu lay def parce que responsabilité mën na la téye nit ki mën na la tooñ mais yow su fekkente ne am nga responsabilité xam nga ne waroo jël paaka xam nga ne waroo jël fetel xam nga ne waroo ko dóor da nga war a dem ci yoon mais loolu éducation moo koy mais sa éducation boobu amul nag mais doole ngay jaay et defe naa loolu moo gën a bon ci viol. alors professeur tey lan nga jàpp ni moo war a nekk sanction bi ki nga xam ne dafa rey ba noppi tey ko dafa violé ba noppi rey ci ak tayef mais dañ ko war a tëj dañ ko war a tëj loolu moom waruñu ko sax fooye amul circonstance atténuante meurtre la soo àndee su fekkee da nga ànd ak sa sago nga violer nit ki après nga rey ko mais loolu société bi daf la ko war a delloo dañ la war a tëj peine bi nga xam ne daal di nga ko yëg société aussi dina xam ne que rey nit wala violer nit du normal la nit ku normal warul violer xale wala jigéen di. kon tey du ma ni ñu éradiquer totalement mais est-ce que tey ji bu ñu appliqué woon li nga xam ne moo di peine capitale peine de mort est-ce que tamit duñu nemmeeku ne dina ma xaw a wàññeeku même bu jeexul. non dina wàññeeku mais xam nga violence du violence moo koy faj peine de mort soo reyee nit ki amatul leçon du des am na ñi nga xam ne tey jii kuy violer rey mais kooku soo ko reyee pour moom du dara société bi ngay xool c'est-à-dire que waruñu dugg ci ñoom seen logique sàcc bi boo xam nga dafa bari violence bi dafa bari mais su état bi utiliser maintenant moom tamit violence ku rey ñu rey la mais loolu mooy cercle vicieux duñ ci génn mais par contre suñu la jëlee ñu tëj la toute ta vie
sa àdduna yëpp nga dee ci kaso bi mais loolu leçon la kenn bëggul dee ci kaso bi moom perpétuité que nga xam ne day rey nga ko mais di nga toog di nga tëdd ba keroog ngay dee loolu waruñu sax hésiter c'est-à-dire il faut que nit ñi aussi ne que peine de mort bu amee situation bu tension bu rëy defe naa daal war nañu sóoraale aussi benn genre de peine de mort c'est-à-dire que suñu la soo fekkente ne violé ñu tëj la 10 ans wala soo reyee nit ki ñu tëj la toute ta vie nga dee ci prison bi loolu mën na nekk une solution mais aussi il faut ñu def éducation c'est-à-dire que man li ma gën a gis mooy éducation c'est soo xoolee suñu société sénégalaise traditionnelle violer nit dafa diis su amoon sax dañ koy nëbb parce que li ngay yàq moo gën a bari moo gën a ëpp doole li nga xalaat sa diggante ak sa waajur sa diggante ak sa environnement sa famille ak ñeneen famille bi loolu responsabilité bu rëy la loolu moo taxoon mu nekk exception c'était rare mais léegi viol bi dafa facile. mais est-ce que tey jii bu fekkente ni loolu yomb na ci ñoom ñu toroxal doomu aadama violé ko ba noppi daal di koy rey est-ce que ñoom tamit ñi nga xam ne ñoo def loolu waruñu leen toroxal ñoom itam ba kenn ku bëggoon def loolu tamit boo xalaatee lee woon ko bàyyi. non dañ leen war a tëj pour man dañ leen war a tëj ci kaso nga war a dee ku rey nit mais mënuñu la bàyyi ngay dem di promener di def sa life ko ki nga xam ne bu dee wër nga ñu def suñu procès ñu indi médecin ñu indi psychologue ñu ne juge indi magistrat mu wóor nañu kii am na xelam ànd na ak sagam rey na nit mais kooku kenn war ko bàyyi ci biti dañ ko war a emprisonner à vie. Amis téléspectateurs de Sénégal 7 TV bonsoir salaamaaleykum am mbégte ak contentement comme ni ñu koy defee saa su ne nee naa la ni réeroon fen nañ fal lañ fen Sénégal 7 TV indi émission bu ñu dajee ci paquet di ko woowee Côté Café alors c'est tous les samedis 19h jàpp 20h ne vous le faites surtout pas raconter dinañ indi actualité mais tendance muy mode muy people lépp li nga xam ne xale jigéen ñi dañ ko soxla mais it muy ku nekk ndaw nga soxla ko dañ la koy indil alors émission bi dama ci wéet dama ciy ànd ak Aïcha dama koy bàyyi moom bu nuyoog internet yi ñu doog a continuer suñu waxtaan nuyu naa la. maa ngi lay fay Mita Damo. Ba yaa ngi ci jàmm. Ça va alhamdulilah. ñëw ak internet bu Sénégal 7 TV. Mesdames et messieurs amis internautes de Sénégal 7 TV bonjour ou bonsoir ça dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo comme ni ko Mita waxee émission bu bees tàkk CC la ñu wax Côté Café donc soyez scotchés tous les samedis de 19h à 20h dinaa leen andil buzz de la semaine xale yu bëgg kaa côté bu jigéen mu ngi nii dinaa leen andil kaa ba ngeen kontaan lii laa wax. alors dama di wax kat te am na yoo xam ne duma ci wax kon Aïcha loolu nga wax noonu dama lay bàyyi ak moom mais émission bi duñ ci wéet benn yoon dinañ ci ànd ak mag bi nga xam ne moom moo ñuy représenter la génération ancienne de ce fait confrontation day am saa su ne ci plateau bi. noonu lay demee sax. ndax dañ ne émission xale. télé xale. depuis fi xale rek. musique xale. yaa am gën a alors kon nee naa nii lay demee tous les samedis 19h jàpp 20h ba la ko kenn nettali sur la Sénégal 7 TV.